si ba dem daal ba jox ko boppam yàlla loolu la dogal juum na nit la matadi mu daal di ko jox boppam waaye jamono ji mi ngi ëmb bu ndaw. waa ji bu ko yónnee échographie sax. waa di du ko sax xool. nee na ko bugguma doom ji te bu doom ji juddoo damay def test de paternité xool ndax maa ko jur te pourtant jamono ji nga koy foowee neexoon na. donc il faut que góor ñi indiwaat seen xel xam na ni touche pas à ma sœur boobu toute femme est d'abord une sœur avant d'être une épouse une compagne ou elle est d'abord une mère aussi donc il faut que ñu faratal li nga xamante ni moom moo di yërmande bi war a daw seen diggante ak jigéen ndaxte jigéen ku yàq benn jigéen yàq àddina te ku defar benn jigéen defar àddina ñu bàyyi ci xel en tout cas bu baax a baax. fi may jeexalee ak yow est-ce que yéen a ngi xeex ci ñu jëm ci ab loi mu nga xamante ne nii loolu da koy bàyyi xel est-ce que am na y a des dispositions du point de vue de la loi wuy mën a wala wi ñuy togg pour refus de paternité boobu ñu mën ko mu mën fi jeex en fait. parce que aujourd'hui quoi qu'on puisse dire maa ngi koy wax ci intro bi la loi encourage justement les hommes loi bi dafa mel ni kuy encourager góor ñi ci ñu tàbbi ci refus de paternité. Non Mohamed da nga am raison sur toute la ligne pourquoi la loi encourage c'est parce que la loi n'autorise pas la recherche de paternité. Tout à fait moo tax loolu waaw. Quand elle n'autorise pas elle encourage. léegi ñun ci proposition de loi bi li ñu ci wax mooy xam nga paternité bu fekkee ni rejet am na. li koy mën a firndeel ne lii am na ne kii mooy papa ji. test ADN kese la. Tout à fait. ci proposition de loi bi dañoo demander à ce que non seulement ñu autoriser la recherche de paternité. mais ensuite bu fekkee ni kii am na waa ji bañ na ñu. def test ADN parce que couverture maladie universelle pour les enfants de 0 à 5 ans. mën nañ ko fa insérer. tu as vu parce que. c'est une très bonne proposition. c'est un droit de l'enfant. Voilà très bien test ADN c'est plus de 300 000. c'est plus de 300 000 te Institut Pasteur moo ko fiy def. dañ ko subventionné. moom laay wax pour ñu insérer ko ci couverture maladie universelle. pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. très bien léegi rétroactivité de la loi waxuñu ko. parce que su ñu defee rétroactivité de la loi Sénégal moom tas. très bien très bien. en tout cas merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. ça a été fondamental s'il vous plaît une seconde mais insister waat képp koo xam ni am nga doom. comme ni ko Mohamed doon waxee sax am nga doom. bàyyi ji bañ na jëlal sa kayit. en attendant ñuy àgg ci ñu may loi bi di autoriser recherche de paternité nga dem ca mairie nga yóbbu sa xale nga bind ko foofu même bu fekkee day jël sa sant parce que xale bi dafa war a jàngi. demande en indication de paternité loolu président tribunal da koy def mais loolu reconnaissance kese la dafay du forcer nit ki pour mu jël en charge doom ji. Khadija jigéen ñi sa moromu jigéen ñi fañ sonnee mooy prise en charge loolu mooy indi prostitution bi ngay gis ne. prostitution bi ngay gis ne yor doom bi la. c'est une responsabilité. En tout cas, doy na waar. Merci beaucoup Mohamed Diop que nul n'en ignore a encore frappé très fort. C'est important. nekk na fait de société boo xamante ni bokk na ci li nekk di ci dépravation des mœurs yi nga xamante ni moom la ñuy rencontrer te yaakaar naa ne lii jara waxtaane ministère de la femme de l'enfant et de la famille sax war nañ la gëstu bu baax a baax. bu ko defee gën na dooleel di ko accompagner parce que c'est important nañ bàyyi xel jigéen ñi yàlla daf ñoo néew dil doole sax jigéen góor ñi yërmande jëmle ko ci ñun bàyyi leen ci xel ku mu xool asma voilà ku mu xool ba ne yow la góor ñi noonu bàyyi yi ngay te ñoo capp soos ba pare di bañ ñàkk fayda ayca mi ngi noonu dëgg la maa ko wax ñàkk fayda sa doom wax na de ñàkk fayda weesu loolu xol bi wax na xol bi wax na ñàkk fayda la ayca mi ngi noonu c'est un cri de cœur on comprend ayca mi ngi noonu professeur Danfakha moom la ñuy jox lengay bu ko defee ñu dem ci développement personnel Régie munoo leen ma gën a yàkkamte ndànk rek nit ci Aïcha, professeur Danfakha, on va venir sur la thématique de apprendre, travailler, pourquoi? Apprendre, mais pourquoi? C'est-à-dire jàng lu tax nit di jàng lu tax nit war a jàng. Pour travailler? waaw enfin c'est dinaa ci ñëw. mais disons que par exemple da ngay gis ne nit ki bu ñu xiifee dañuy lekk maanaam besoin la. donc de la même façon jàng besoin la ci doomu aadama lu tax mu nekk besoin ci doomu aadama. mooy képp ku bëgg a xalaat bu rafet képp ku bëgg a wax bu rafet képp ku bëgg a jëf bu rafet il faut nga jàng. et jàng nag du tàggat maanaam éducation mooy yar ak formation bokkul. donc apprendre mooy jàng loo xam ne outil loo xam ne xamoo ko woon maanaam sax nit ki bu lay jàngal. su jàngalekat bi buy jàngal xale xam na exactement lu mu koy jàngal
mais du xam moom ci boppam naka lay lu muy jël ci jàngale boobu. donc dafay mel ni toujours xam nga booy tàggat nit yow mii di jàng yow di tàggat xam nga lu mu war a jàng lu mu war a xam moom tam xam na lu mu war a xam donc mu nekk lu leer alors que jàng dafay indi toujours lu bees tey bu ñu waxee jàng dañuy wax toujours xam-xam maanaam tas xam-xam joxe xam-xam te xam-xam mu nekk loo xam ne du jeex su ma yoree xaalis jox Mohamed xaalis sama xaalis dafay jeex. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax waxoon na doxuma la. waaw talabul ilmi min al mahdi ila al lahdi. nee na saako xam-xam mi ngi dalee ci. waaw bu ñu la tegee ci nga doon liir ñu lay bambaar. waaw boo juddoo rek. foofu da nga war a saako xam-xam ba ni ñu lay tegee ci jaag. exactement jaag ni la jébbal sa borom foofu saako xam-xam wàccu la donc mooy xam-xam bi dañ ko war a wut saa su ne. exactement alors donc mu am ñaari poñ yoo xam ne lu tax ñu war a jàng. Premièrement mooy pour xam nga dañu ñëw ci àdduna te àdduna li koy sabab lu muy doxee ay sart la sart yooyu doomu aadama mënu ko changer pour ñu mën a dund ci ci àdduna nag il faut que ñu xam sart yi maanaam ñun ñooy adapté wu ñun ñooy fexe ba mun a nekk ci àdduna mais àdduna du defar boppam pour ñun ñu nekk ci biiram. donc ça veut dire que première chose bi nga xam ne moom moo tax doomu aadama di jàng moo tax sunu doom yi ñu ngi leen jàngal pour ñu mun a xam naka la ñu nekkee ci àdduna ak naka la ñu nekk ak doomu aadama yi. ci biir àdduna. donc loolu mooy première chose ñaareel chose bi nga xam ne ñaareel yëf yoo xam ne lu tax nit yi di jàng. mooy say ñu nekkee ñu bëgg a am ndam na mënul am ndam su fekkee jàngul. te dëkk jàng boobu nekkul loo xam ne da ngay dem école boo paree ba pare am say diplôme nga ne man pare naa ci koo xam ne sax am na doctorat maanaam jàng na boo diplôme bu gën a màggee bu gën a kawee ci université am na ko moom bu pare instant boobu dina continuer di jàngiwaat. lu tax loolu parce que sunu xel sunu yuur bi dafay continuer di liggéey ñu même bu ñu tëdd nelaw yuur bi dafay liggéey. donc toujours dañu am ay laaj. guur bi day dafa bëgg a comprendre dafa bëgg a xam donc loolu dafay nekk sax ba métit ci doomu aadama ba tax ne bépp doomu aadama dafa soxla di jàng mais lu tax tam doyloo ci xam-xam maanaam ne léegi dootuma jàng weesu naa jàng loolu erreur la ci doomu aadama lu tax erreur la ci doomu aadama parce que toujours dañuy yaakaar ne boo xamee xam-xam boobu yaa ko moom déedéet nit du moomee du moomeel xam naa nag xam-xam du moomeel parce que boo ko yoree rek da nga war a xam ne mun na weesu mun na am beneen xam-xam bu dëkk ci kaw bu ko gën donc ça veut dire que nekk na loo xam ne toujours da ngay il faut nga soppi maanaam sa doxalin sa gis-gis ak sa nekkin ci biir société bi ci biir àdduna bi donc loolu dafa mel ni saa yu ñu gisee loo xam ne daf ñu jaaxal rek dañuy obligé di dem jàngewaat te moom moo tax souvent nit yi bu ñu waxee ni xale yi dañuy war a teel a jàng métier dëgg la sax waaye teel a jàng métier boobu warlu tere ñu leen jàngal ñu leen ñaax pour ñu jàng. parce que nit koo xam ne da ngay nekk ci métier rek doo jàng ci métier boobu sax da ngay dem boo semence raw la. donc voilà donc loolu du la permettre nga mun a dem kanam donc ça veut dire que mag yi ci seen bopp da ngay dem wax nga ko léegi. man sam benn xarit bu Ibrahima Diouf mu ngi ma doon nettali benn histoire benn kilifa boo xam ne dafa 107 ans la génn àdduna. 107 ans mais bu mu nekkee ci lal bi fu xam ne dutul jóg mais Kaolack la cosaanu. mu gis doomam sëtam mu ne ko dama la doon wër parce que dama am benn livre bu ñu ma indi. ma bëggoon ku ma ko lire. te dafa am 107 ans. donc dafa mel ni. képp koo xam ne da ngay ne sa bopp dootuma jàng. dafa mel ni yow kon. musiba la dootoo bokk ci àdduna. te wala àdduna boo ci nekkee maanaam ci souffrance ci métit rek ngay dund te métit boobu doo xam lu tax nga koy dund donc tax ne souvent bu ñu gisee xale yi ñu nekk ci yenn situation yi yenn comportement yi wala ñu nekk fii di leen wax ne ñu leen dóor wala ñu leen bëgg a yar nañu jàngiwaat ñun suñu bopp. parce que nit boo amee sax sa doom. bu demee école ba di ñëw mu yore ay iPhone ak yooyu il faut nga jàngiwaat pour xam moom lu muy utiliser loolu lu mu doon. internet bi sax
kilifa yi mag yi waajur yi dañ ko war a jàngiwaat. mais waajur boo xam ne du jàng kilifa boo xam ne du jàng mag boo xam ne du jàng day dem ba maanaam dafay génn ci àdduna. maanaam du tul nekk du adapté wu du soppeeku. parce que xam nga comme ni ma ko doon wax ci njëlbeen mënuñu changer àdduna. très bien lu ñu am doole yëpp mënuñu changer àdduna. parce que amuñu doole boobu. te changer doomu aadama itam lu métti la lu jafe la. donc pour ñu mun a soppi àdduna bi il faut que ñu commencer soppi suñu bopp te li tax ñuy soppi suñu bopp. jàng bi moo tax ñuy soppi suñu bopp. lu tax ñuy gën a jëf suñu jëf gën a rafet. jàng bi moo tax du jàng benn bés nag. jàng tout le temps. donc lu su fekkee dañuy toog ne rek ne di wax ne waaw am naa diplôme nangam kon léegi li ma wax rek mooy am déedéet da ngay nax sa bopp képp koo xam ne da nga bëgg am ndam te yàgg ci loolu. bañ a nekk jàmm doomu aadama yi parce que boo xamul rek ki xam ñëw. manipuler la këf sa xel. daal di la gëm loo xam ne waroo ko gëm. da ngay dem sax ba bëgg a yaakaar ne lii benn yëf bi bëgg nga ko lii sa bëgg-bëgg la te nekkul sa bëgg parce que jànguloo ki jàng mooy ñëw taxaw sa maayen sa xelaat. sa maayen voilà sa maayen voilà. gars yi dañuy laqatu di gëstu de. voilà na ci gars yoo xam seen i bureau. ay seen i bureau ay fii ay. moo tax souvent ay tonu livre a fa nekk. waaw mais gëstu. am na ñoo xamante ni ñii féetee sama droite. bu ñëwee fii bëgg ñoo ñu bëgg a rey. yéey li ma waa ji waxoon kii ku mu bokkal plateau da lay yéey. alors donc jàng saako xam-xam farata la. farata la. professeur farata la. dafa war a doon farata ci nit. voilà fi may jeexal nag mooy nañu bàyyi xel ne du parce que nit ki demul école wala demul université que du jàng. très bien. damay dégg ay nit di wax ne kii jàngul waaye am na lii déedéet kenn du am alal te jànguloo. dëgg la te jàng bi mun na bañ a nekk école. mun na bañ a nekk école waaw. képp koo xam ne da ngay am ndam c'est que da ngay jàng. donc jàng boobu il faut que ñu xam ne c'est pas parce que nit ki teel na génn école wala musul dem école que dañuy wax ne jàngul. parce que àdduna day jàngal nit say jëf bopp dafa lay jàngal donc ñu xam ne jàng dafa am nekk loo xam ne aspect important la buñ koy négliger nag loolu day indi loo xam ne masiba la moo tax suñu dëkk yi nekk dëkk yu pauvre parce que justement jàng bi dañ koy ñàkkloo fayda. maanaam jàng bëri na forme te nag du l'école kese mooy jàngale. adduna bi ci boppam day jàngale société bi da lay jàngale voisinage bi da lay jàngale kon adduna bés bu nekk misaal la te misaal xam-xam nga ci war a jël. muy noonu kon surtout jamono bi ñu nekk nii ak surtout tukki. waaw tukki ku mën tukki ci voyage ci jàng bi la dugg dem Thiès. dem Goudiri. dem ci yooyu dafa baax. lu tax xale yi Dakar Njaay bi. boo toogee ñu bari mësuñu génn Dakar. Fouta moom daa tàmpi. loolu problème la. donc ça veut dire que il faut que boo mënul dem école nga voyager. nga jëf nekk ci ité ba di jàngal sa bopp. adduna ak. professeur ki gën ci nit ñi. ki gën ci nit ñi. mooy kii am xam-xam ba pare. di ko xamale. waaw c'est-à-dire ki am le savoir ba pare di ko transmettre. di ko bokk kooku moom kenn du moom. enseignant ñu war leen faratal. jamono ji xale yi réeree mbir. kon nag baax na ñu ñëwaat faratal professeur yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy jàngal bés bu nekk professeur alors Khalifa Ababacar Mané nee na merci professeur moi qui croyais qui pensais qu'il y avait un âge pour apprendre justement il n'y a pas d'âge pour apprendre. il n'y a pas d'âge. il n'y a pas d'âge il faut apprendre tout le temps. te loolu xam nga lu tax boroom xam-xam yi dañuy bëgg di tas seen xam-xam. parce que xam-xam bu bariwee boo ko génnul. amul non day nekk feebar ci yow sax. waaw donc loolu ensuite ñaareel bi mooy. bu baree sooy génn xam-xam. da ngay jàng. xale bu ndaw sax boo koy xamal dara da ngay jàng. moo tax léeg-léeg su xale yi suñu joxee exercice xale yi mathématique par exemple. bu ñu defee erreur. doo nekk fii di ko xas. très bien parce que erreur bu mu def boo ko jàngat bu baax yow en tant que jàngalekat di ngay jàng di nga xam. lu tax noo war a jàngalee xale bi pour mu bañ a def erreur yooyu. donc ça veut dire que affaire bi. c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est ça la connaissance. tout à fait. mi ngi noonu mooy apprentissage. xam naa daal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm daan na wax benn affaire. Papa, il faut lire. Très bien. En tout cas, c'est important. Alors, lisez les jeunes. Lifantulen. Si vous voulez régler des problèmes d'entreprise
être les meilleurs. Il faut lire, il faut apprendre tout le temps. Et donc professeur tu peux même donner l'exemple de Serigne Mboup. oui voilà. daara la génne. mais ba mu xamee ne il est aux affaires. dafa dem jàngi nasaraan. et il s'exprime bien en français. tout à fait. voilà Serigne Mboup. et professeur xale yi nañuy liifantu nañuy jàng kon nag ñi mel ni man foog ni boo jàngee pour liggéey la ndekete pour liggéey du pour liggéey pour am xam-xam la. pour xalaat bu baax. wax ju rafet. waaw jëf ju baax. très bien. loolu moo tax ñuy jàng. macha allah en tout cas macha allah merci beaucoup professeur saa yoo ñooy gën ndaxte dañuy am leçon du jour. ah non dafa xayom bi ndekete au masculin bi jàpp na nag mooy bu baax bi. Aïcha merci beaucoup en tout cas gan gi moom Ismaïla Kambi ñu di ko ñaanal yàlla rek yal na yàlla yóbbu ko mu yeggali mbébétam ci jigéen yi ci sutural jigéen yi ci jàmm ak salaam. Mouhamed Diop yow tamit yal na la yàlla yokk. amiin waay ba nga yëg ko. amiin jigéen ku ko faral rek yàlla faral la. ndax daf ñu néewal doole. kon jox leen kattan bi ngeen ñuy défendre war ñu sécuriser. ñu bàyyi ëmbal di bañ.